mbokk yi jàkkaarloog télévision Touba TV waxtu xibaar yi moo jot sënkëm ci Koungheul ak ci Bakel li gën a fës ci bopp xibaar yi jëwriñ ji ñu dénk wàllu sénégalaise de l'automobile kër gi yëngatu ci wàllu njënd ak njaay lii di automobile ñoom kat amoon nañu ab tukkib nemmeeku fële ci CFBTP bu Diamniadio di centre boo xam ne ni dañuy tàggat foofu ay ndaw ngir nag rek ñu daal di mëtal li nga xam ne ni moom mooy wàllu liggéey ñu dem ci li nga xam ni tamit mooy kuréel gi ëmb syndicaliste yi ñoom kat dañoo mer ba futtu kan la ñu mere kii nga xam ne nii moom moo leen njoboote di jëwrin ji nga xam ne nii moo yore mbirum liggéey bi ak xëy mi di Mansour Sy loolu nag lenn waralu ko rek lu dul rek ne ñoom nee nañu daal koppar gi nga xam ne nii jëwrin ji daf ko waroon séddale ni mu ko defee jaarul yoon xanaa nit ñi nga xam ne nii ñoom ñooy jaay lii di ay weñ ñu lay wax ay ferrailleur ñoom kat ñoom it ay jafe-jafe yu takku la ñu am lenn waralu ko nag lu dul rek ñi nga xam ne nii ñoom ñooy chinois yi tey ñoo yore lii di marché bi te jamono yi ñi ko indi yore woon ñoom kat gisoon nañ ne ñoom dañ ci doon gis seen bopp xanaa xibaaru bitim réew yi lañ ciy toftal dañuy dem ba Afrique du Sud ak Syrie. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi gannaaw bi leen nuyoo ba noppi xanaa di ziar Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke mu yàgg fi lool te wér yàlla dëgëral ko kàttanal ko ba li mu sumb ci yoonu islam bi mu eggale ko fu koy njortam noonu la ñuy siyaare di ñaanal ñi nga xam ne ni tamit ñooy njobootu Xaadim Rasool gépp ak njobootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi ziar tamit di ñaanal bépp kilifa diine ak kilifa aada ak umma islamique bi. niñ leen ko waxee woon ci bupp xibaar yi xanaa rek centre bi nga xam ne ni moom mooy jàngale wàllu métier bi nekk ci bâtiment ak travaux publics te mu nekk ci Diamniadio moo amoon ay gan gi nag mooy directeur général bi jiite kër gi yëngatu ci wàllu jënd ak jaayum oto ñu koy wax sénégalaise de l'automobile ñoom moom nag dafa ñëw rek saytu si projet bi nga xam ne ni mooy tàggat nit ñi ngir rek dooleel leen ci wàllu liggéey ñu teewlu ci reportage bi ñu Maymuna Silla defal ànd ceek banqaas bi jëm ci wàllu automobile poids lourd 2 roues ak moteur hors bord am solo lool ci doxalinu koom-koomu réew fi ñu koy tàggatoo nag nekk ci centre formation sectorielle bu Diamniadio moo doon dalal ki nga xam ne mooy njiital sénégalaise de l'automobile ngir mu saytu fu liggéey bi toll ak it leeral lii di programme projet bile Mbaye Sène àdduna ci kàddoom. tey branche professionnelle bi nga xam ne dañuy yëngatu ci maanaam affaire yi oto affaire yi mécanique motorisée dañu ne woon dañu bëgg ñëw visiter seen centre bi xool ba xam tabax yi fi mu toll ci état d'avancement bu ngeen rappelé woo projet bi ñu ngi ko commencé woon 2012 agence française de développement ñoo ko financé loolu ministère de la formation professionnelle ñu jotoon nag ndigalu Mamadou Talla ministre de la formation professionnelle ñu def suñu kéemtulaay kattan pour que branche professionnelle yi entreprise privée yi ñu mën a am ay centres yoo xam ne bu ñu bëggee yónnee seen i employés ñu defal leen ay formation de perfectionnement ñu war ko mën a def ci centre yooyu. xamle na it ne ànd nañu ci ak ay partenaires yu xarañ waaye di wax tamit tolluwaayu koppar yi ñu def ci bile projet. branche professionnelle française yi xam ne dañuy jàppale parce que centre yi ba ñu koy def dañoo lëkkaloog aussi suñuy naataangoo tubaab yoo xam ne ñoom yàgg nañ di ko def parce que looy def te yow nga doon ca gan xamaguloo ko dafay jar. nga ànd ak koo xam ne xam na ko ànd ak koo xam ne yàgg na ko def bu ko defee rëq-rëq ya mu amoon moom mu mën la ne moytul lii de boo ko defee rëq-rëq bii di nga moo tax ànd nañ ci ay branches yoo xam ne ñoom ñooy ñëw en complément ci financement bi dinañ indi lu tolloog 500 000 euros loo xam ne du doon xaalis mais ay matériel ay moteur ay banc d'essai wala ay outils didactiques. waaw xayma koppar yi boo ko jël mu ngi dollu ci 7,5 bi juróom-ñaar ak xaaj ci ay millions d'euros. l'État du Sénégal mu ngi participer à hauteur de 1 million d'euros c'est-à-dire 655 millions à peu près donc l'AFD mu ngi tourner autour de 5 milliards à peu près parce que c'est 4,9 quelque chose mais mën nañu wax ne 5 milliards la. nguuru Sénégal nag dugal na loxoom bu baax ci liggéey boobule bu ñu sukkandikoo ba tey ci kàddu Mbaye Sène. État du Sénégal mu ne woon enveloppe bee xam ne AFD daf ko dégagé woon ak engagement bee xam ne État du Sénégal daf ko jëloon en contrepartie comme yéen mënu leen woon a am matériel bi ngeen bëgg lépp parce que ba ngeen di tailler matériel bi ak dimensionnement salle yi vous étiez peut-être très ambitieux dinañ leen accompagner pour ngeen mën a am progressivement ce matériel moo tax l'État yi allé au-delà de ses engagements ñetti centres yi yëpp
bu ne ci bénéficier wu na ay complément de matériel wala ay complément de construction. ministère bu formation professionnelle nag si ak lëkkaloo gu mu am ak waa agence française de développement dina ànd ak professionnels yi gunge leen mën a fësal xarañte seen entreprise yi lépp rek ngir saafara li nga xam ne marché émergent boobule soxla na. réew yi nekk ci Afrique te mu féeti ci sowu jant ñoom kat dinañu jëfandikoo at mu nekk lu tollook fanweer ak juróom ci milliards ci koppar ngir rek jënd li nga xam ne ni moom la ñuy jëfandikoo ci wàllu lekk ki xam ne li leen nag mooy docteur Kanijo te mu nekk njiit ci li nga xam ni mooy kuréel gi nekk ci biir àdduna bi tey saytu li jëm ci wàllu soxalikook mbéy mi ci Afrique xanaa rek mu ngi ko doon wax bi muy amal ndaje ak way taskatu xibaar yi moom ak jawriñ ji nekk ci biir Sénégal te ñu dénk ko mbirum mbéy ñu koy wax Pape Abdoulaye Seck ci fële ca boori Diourbel. niñ leen ko waxee woon rek front syndical autonome te mu ëmb lu tollook fukki syndicat ak juróom ñoom kat dañoo mer ba futtu te ki ñu meree seen ministre bi nga xam ne ni moom moo leen joboote te ñu dénk ko wàllu xëy mi loolu nag dara taxalu ko lu dul rek ne nee nañu daal lu tollook juróom wala bokk fanweeri million ci suñuy koppar moom la waroon a séddale rek te ni mu ko séddalee jaarul yoon xanaa rek ñooñu sax nee nañu te réewuñu ba li nga xam ne ni moo jëm ci wàllu grève wala bokk ab plan d'action dinañ ko yëkkati rek ndiri xeex mbir mu ni mel ñu teewlu ci rek reportage bu ñu ci Aram Diagne doy defal ak Pape Omar Diop. ñetti téeméeri million suñu kopparu réew la nguurum Sénégal yëkkati jagleel ko lu toll ci ñeenti syndicat bokk ci CNTS bu Mody Guiro UNSAS bu Mademba Sock ak CSA bu Mamadou Diouf CNTS bu Cheikh Diop loole nag waa front syndical autonome di FSA jàpp nañu ne jëwriñ bi ñu dénk wàllu xëy mi di Mansour Sy nag mbir mi dafa am ay parparloo yoo xam ne moo am ci biir. loolu moo am yéen est-ce que yëg ngeen bu ñuy joxe xaalis bi est-ce que yëg ngeen ko mais ci Sénégal lañ nekk nag boo jëlee ay xaalis bu toll nii 300 millions muy fonds public nga jël ko nga joxe ko kenn yëgu ko dañ dafa toog rek woo gars yi te président dafa ne woon na woo ñëpp ñu waxtaan defu ñun dem nañ ci bureau di ko xelal di wax na moom mu ne waaw débat amul. kaddu yi Sidya Ndiaye bokk na ci ne Mansour Sy acte yi mu teg gannaaw tegu ko ci yoon waaye ab décision la boo xam ne waruta wax wala muy jàpp ne yooyee syndicat di ñeenti syndicat yooyee rek ñoom ñoo war a jot ci yooyu koppar wala bokk ñoom ñoo ëpp mbootaay ci biir réew mi. ma ne kay xaalis boo ko jëlee dañ joxe ko le minimum na publier arrêté bi na wax ban mécanisme la ban lan la koy sant yi may lan la ko yoon may mu def ko su ko defulee jaama neex gestion yaama neex la kon détournement ñun noonu lañ ko nekk. ba tey ci kàddu yi coordonnateur u FSA mi jàpp ne jëwriñ bi yor wàllu xëy mi mbir mi dafa am ay parparloo mu jël ay jege ñaaleem ak i xaritam jébbal leen yooyu le koppar mbir mi jàpp na ne dara leeru ci mu di maanaam benn transparence amu ci ba tax na kopparu réew mi la dañu ko war a saytu. mbir mi nekk rek ñetti téeméeri million ci suñu koppar rek yoo xam ne ni dañ ko war a séddale lii di syndicaliste yi wante nag ñoom daal ni ñu ko gisee daal mooy rek ne jaarul yoon séddale bi xanaa rek ñu jëm ci lu wax lu jëm ci mbirum Mbayang Diop moom kat rajo France Internationale di RFI moom daal nee na ki nga xam ne ni moom mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu bitim réew foofu ci Arabie Saoudite dina ñëw fii ci Ndakaaru moom nag su egsee dinañ ko dalal te ki koy dalal rek mooy njiitu réew mi di président Macky Sall. wax nañu tamit ñoom ñaar dinañ waxtaan lu jëm ci wàllu ak mbirum Mbayang Diop mu mile te mu nga xam ne nii rek dañ ko tuumal ne daa faat kenn ci ay patron am foofee ci Arabie Saoudite xanaa rek ñu am noonu ñu fàttali rek ne amoon na tamit ay manifestation yoo xam ne nii dañ doon saytu rek wala dañ doon sàkku ñu jéggal kii di Mbayang Diop. am na ab signature boo xam ne nii dañ ko def fële ca Mbàkke diggante mairie bi ak ñi nga xam ne nii ñoo nekk fële ca Espagne signature de partenariat boobu bokk moom daal liñ ci jublu mooy fexe ba tabax li nga xam ne nii moom mooy ay dëkkuwaay yu yomb yoo xam ne nii askan wa dëkk ca Mbàkke ak lu ko wër dinañu joxe koppar ngir ñu jox leen kër ñu teewlu ci Awa Ndiaye ak Ousseynou Mbodj.
commune bu Mbacké xaatimoo na ak ay partenaire am yoo xam ne ni ay espagnol lañ jóge ca dëkk bu ñuy wax Tenerife ca réewum Espagne bile contrat nag mi ngi làmboo ci lu toll ci 4 milliards ci suñuy koppar mën na doon ay logement yoo xamante ne nii ak benn centre commercial boo xam ne nii ñu bari ci askanu Mbacké yàpp nañu ni mën nañu cee jariñoo. ndaje mi tey dañ fee daje ak suñu ay partenaires pour waxtaan pour signer tey benn convention boo xamante ni mën nañu wax ne bi Mbacké ba léegi musu fee am ngir ñoom dañ fa war a tabax juróom-ñaar téeméeri kër ak benn centre commercial ñu ko tabaxee commune Mbacké dana ci am juróom-ñaar fukki kër juróom-ñaar fukki appartement yooyu bu ñu ko jaayee dana nekk 2 milliards 400 millions juróom fukk loolu dana nekk fonds d'investissement buy permettre Mbacké jóge ci jafe-jafe yi mu nekk dem ci vraiment ci yeneen niveau yu gën a kawe. dëkkuwaay yooyu leen nar a toll ci juróom-ñaar téeméeri dëkkuwaay commune bu Mbacké moom juróom-ñaar fukk yi waaye tam maire bi di fësal ne ginnaaw jariñu googu ñu ci jariñoo ci juróom-ñaar fukki appartement yooyu la ginnaaw ba liggéey bi ci loxoy doomi Mbacké yi ci la ñu ko daal di tekk. dana permettre aussi doomu Mbacké yu bari mën cee liggéey mais aussi dana permettre à ce que mu li ñuy attractivité ay nit yu fi dëkkutoon ñëw jënd si fi kër di fi tuur seen alal doomi Mbacké yi nga xamante ni dañoo nekk bitim réew jënd ci mais doomi Mbacké yi fi dëkk te amuñ fii kër bari lool te buñ fi ñëwee amuñu fu ñu fanaan ngir lañ am feneen lañ ko investir dañ leen permettre ñu mën a la leen rëccoon ñu mën koo rectifier. ci biir protocole d'accord bi loolu lañ ko sécuriser xëy mi ndax bëgg nañ xale yi ñu ëpp ci xale yi bénéficier wu ci projet bi ndax ci biir protocole bi ginnaaw engagement yi maanaam dañ cee waxaale ne pour ñu maanaam jël main d'œuvre locale qualifiée bi ak main d'œuvre xale yi ñu dëkk ci dëkk bi mun ci liggéey mën a am dara mais aussi ñu respecté waale lépp li nga xam ne ay normes la écologique pour que projet bi mën a doon loo ëllëg dafa am ay gàllankoor yu ñu indi ci le plan écologique kon sóoraale nañ bu baax ni xale yi ak waa dëkk bi dañ cee war a jàpp liggéey ci jariñu ci pour que ñun ñëpp ñu mën a am réussite ci projet bi. lii lee di ab fàggandiku waaye fagaru boo xam ne nii fas yéene nañu koo def ci autoroute à péage Ila Touba bi nga xam ne ni nguurug Sénégal sumboon na ko jàpp ne Mbacké am na ca place bu am solo ngir daal di mën a jariñu ca boobale autoroute. ci xibaar yi ñu jot a tuxale ci yooyu les partenaires ñu jàpp ne liggéey bi daal war nañu koo door ginnaaw bu nawet bi jàllee. dañu jàpp 12 à 18 mois entre 12 et 18 mois dañu doon wax 12 mois mais après architecte bi comme ñëw na moom tamit te gis na terrain bi nee na ko léegi nañ def benn ampliation donc on calcule que entre 12 et 18 mois bëgg nañu lépp pare incha allah. démarrage bi nawet gi la ñuy xaar fi mu ne bu nawet bi jeexee rek incha allah dinañu jublu ci liggéey bi. maire bu Mbacké di fësal ne loolu la dina jàppale bu baax a baax commune bu Mbacké ba yenn ci ay gàllankoor yi nga xam daan na ko am ci wàllum koppari CFA mu daal di koy mën a saafara. mu ngoog Awa Ndiaye fii ci Ndakaaru la ñuy dellusi ndax jëwriñ ji nga xam ne ni moom la ñu dénk wàllu mbéy mi ci biir Sénégal di Pape Abdoulaye Seck moom kat nee na lu toll ci 2 millions ak genn wàll ci ay hectares ci suuf dafa mel ne daal yàqu na ci biir Sénégal loolu nag suñ ko xaymaa sax téeméer boo jël lu tolloog juróom benn fukki hectares dafa mel ne yàqu nañu te li ko yàq du lenn lu dul ndox mi wante tamit soo jëlee téeméer bu nekk lu tolloog fukki hectare ak ñaar ñoom yàqu nañu te ngelaw li moom moo leen yàq mu tegaat ci ne daal soo jëlee téeméer bu nekk ci ay hectare ñaar fukk ya ak juróom-ñett li ko yàq daal du lenn lu dul li nga xam ne ni moom mooy xorom si wante nag moom mi nga xam ne mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu mbéy mi ci biir Sénégal nee na daal li nga xam ne ni moom mooy nguur gi am na ab programme boo xam ne dina ko yëkkati ngir nag xeex li nga xam ne ni mooy yàqu-yàqu te suuf si wante nag defaraat ko ba nit ñi mën koo jëfandikoo. waxoon nañ leen ci bopp xibaar yi ne wàllu njaayum weñ dafa amoon solo ci ay jamono wante nag booba dafa nekkoon ne indien yi ñoo fi nekkoon di jënd li nga xam ne ni moom mooy weñ yi wante nag boobu ba léegi dañ leen fee jëlee ñi fi ñëw nag mooy chinois yi ñoom daal gis nañ ne bi fi ñooñu ñëwee ba léegi lii nga xam ne ni mooy njaayum weñ doxatul jaaratul yoon ñu teewlu ci rek reportage bu ñu ci Moussa Niang defal ak Mansour Gueye. métier ferrailleur melul na mu meloon bu njëkk li ñu tere jaayum fer ca bitim réew tax na seen jaay doxatul na mu waree. waaw am na ñeneen ñu koy jaayaat mais day am séparation ci biir c'est que day am aluminium am ay
fer ci biir. nguur bi comme li ñu liggéey nii ñoom ñoo ci gënoon a war a jàpp pour mu gën a taxaw parce que boo xoolee ferraille lu mu yor ci ay personnel maanaam boo tëjoon ferraille teel ñu dem taxawaalu ji boo xoolee dëkk bi dina bari ay banditis. ñoom nag mettit lu nañu marché bi nga xam ni chinois yi ñoom ñoo ko jël ci jëndum fer. temps yi moom wax dëgg doxul li tax doxul mooy indien yi lañ fi jëlee bàyyi fi chinois bi waaw loolu tax doxul mais bi fi ñëpp nekkee ci la gënoon dox ndax ñëpp dañ ko soxla woon mais marché bi instant bii nii ci kenn nit la nekk. ñoom ferrailleurs yi dajaloo ci mbootaayu Touba Darou Salaam ñoo ngi daan seen doole ngir lu ñu suturloo. taxale rek fi am ñoo xam te ne dañuy jënd fer comme usine bi nekk fii Sebe day jënd fer prix bi arrangé wuñu nag am na kilo 45 am na 40. kile nag ab manœuvre la bis bu jot day wër fer ak puus-puusam ne borom kër yi li ñu leen di jaayee baaxul benn yoon. waaw bés bu nekk ma yeewu jël sama puus-puus di wër ferraille ci biir àll bi léeg-léeg nga dugg ci kër ñu woowe la kaay jël ferraille bi bon xam nga ferraille boo xamante ne dafa yàgg ci kër amatul njëriñ foofu. kër yi xamuñu ne ferraille dafa daanu. lu war a jar 1000 francs ñu la koy jaay ay 1500. li ngeen gis ab moteur oto la li ñu ko jëndee am na njëg. dafa am moteur yoo xam ne dafa am armignon moteur bi armignon la da nga ko war a bu fekkee classe bi rek armignon la classe bi ngay dindi piston yi bloc bi fer la fer bi ngay sànni fale. li ci des nag mooy tàqale fer bi ak aluminium bi. des fois nga jënd moteur 15000 des fois nga jënd moteur 20000 bu ma kee xam moteur dafa 60 am na bu mag am na bu ndaw. des fois nga jënd bu 15000 des fois nga jënd 20000 des fois sax 25000 des fois 30000 daal. benn métier jarut a xeeb. ferrailleur bi moom mu ngi sant yàlla bu baax ne du yàgg sax dina jël soxna. dox na doxul ci man parfois gis naa ci suma bopp daal maa ngi ci sant suma bopp bu baax a baax. aw ma soxna waaye maa ngi labat. xam na ko te bëgg na ma ci li may liggéey. jaajëfal la Moussa Niang xanaa ci waxtu woowu tembe la ñuy dem ci xibaaru bitim réew yi. bitim réew yi nag dañ koy tàmbalee sax fi nga xam ne ni moom mooy Afrique du Sud xanaa rek ñu wax ne fii ak i fan dinañu dem rek ci li nga xam ne ni mooy élection municipale yi te loolu nag mu ngi am ci àllarba bi ñu dëkkmal foofee ca Afrique du Sud. élection yi nag dafa mel ni sax dafay doon rek ab natt ci parti bi nga xam ne ni moom moo nekk ci pouvoir bi ñu koy wax ANC xanaa rek ñu wax tamit ne bii mooy bu njëkk bi nga xamee ne dakkal nañu boddee konte xeet bi foofu ci Afrique du Sud ñu jàpp ko ci atum junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent bi ñu dakkalee lii di boddee konte xeet bi foofu ci Afrique du Sud xanaa tamit ñu wax ne rek ñu ngi féete ci kujjeeg politique bi ñoom daal ne xayma nañu soo moytuwul dinañu gagné lu bëri ci dëkk yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk foofee ca Afrique du Sud ñu fàttali tamit lu ëpp ci 20 millions ak juróom benn ci ay électeurs ñoom kat dinañ dem ci urne yi maanaam ci mban gàcce yi ngir rek daal di wote. ñu wax ne tamit kii di Jacob Zuma ak ñeneen kàngam yi nga xam ne ni ñoo bokk ci ANC ñoom kat fi ñu toll dafa mel ne seen xel dalul. noonu la ñuy wéyee ba Syrie dafa mel ne lu tollook 1 million ci ay tout tànk nekk foofu ca Syrie te ñu daw ànd ak daw làqu yi ñoom kat dafa mel ne ni dañoo leen nekk ci ay jafe-jafe yoo xam ni ba mënuñu dem jàngi l'école. loolu tax na tamit li nga xam ne nii moom mooy bilan bi la ki ko joxe ci àllarba ji moom mooy kuréel gi nga xam ne nii mooy ab ONG bu ñu tuddee Southwood. moom nag wax na sax ne su fekkente ne jël nga 1 milliard ak lu teg ñett ci euro su fekkente ne jël nañ ko moom la ñu waroon a jagleel ndaw ñi nga xam ne ni ñoom la ñooy tout tànk yi le ñi ko xamle moom mooy ñii di war a joxe koppar gi le wala di ko maye te ñu amaloon ab point de presse wante daal nee nañu ci li ñu waroon a dajale ci koppar yu ne liñ ci dajalee gum dong toll na ci 200 ak juróom fukk ci ay millions ci euro yoo xam ne ni ci ndaw ñi la jëm. mbokk yi lii moom moo fi ruusoon ci xibaar ma amoon mbégte doon leen ko jottali di leen jaajëfal ci teewlu bi ngeen di teewlu télévision Touba TV di jaajëfal tamit ñi nga xam ni ñoo jàpp ci xibaar yi ba mu yemb muy waa rédaction di technique ak waa régie ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen tamit fu ngeen nekk ci biir Sénégal ak ci bitim réew tey safoo programme télé bi lëkkale askan wi di Touba TV ñu ngi leen di jaajëfal di wax rek jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba suñu sëriñ jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba suñu njëriñ jërëjëf Cheikh Ahmadou
Ahmadou Bamba mi xereñ asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh